13h ci télévision Futur Média mbokk yi salaamaaleykum dal leen ak jàmm ci jotaayu xibaar di ci gën a fës te ñu nam ko jukki dina bokk càccum jur ki nga xam ne nag sonal la lool ab benn village woo nekkee ca commune bu Pekes Tabarfal ñoom ñooñu nag jamono yi ñu nga yëglu li ñu xamle moom moo di càcc gi ñu leen di càcc mitti na cong gi ñu leen di cong itam na zalika na ko noonu ba tax itam li ñu mel lañ bëgg mu daal di dakk ñeneen itam ñoo xamante ni bëgg nañ la ñuy jëfandikoo ci seen ak suuf mu daal di dakk ñi dëkkee ca Géejawaay ak li ko wër caxat-caxatee wi nga xam ne nag ñu ngi koy def filao yi aussi da ak itam collectif aar suñu suuf ñoom ñooñee nag ñoom ñoo daal di manko li ñu bëgg moom moo di ñu daal di réyaat bu baax a baax li nga xam ne moom moo di décret présidentiel bi tournée économique bi nga xam ne njiit bu réew bu Sénégal boobaak léegi mi ngi koy def ci yenn ci ay gox fii ci réew bu Sénégal jàppale ne ñu ngi koy xaar ca département bu Louga fukki fan ci weeru juillet yu léegi nga xam ne nag moom la ñu dëkkmal waaye jàppale ni itam ñu dëkkee ca commune bu Léona ñoom ñooñee nag bind nañ seen ay bëgg-bëgg di xaar rek njiit bu réew bu Sénégal bu ñëwee ñu daal di koy yeggee moom Macky Sall ci jafe-jafe yi nga xam ne nag ñu ngi koy dund jamono yi Ndiop jàppale ne bokk na ci rek commune yi nga xam ne nag ñoom ñoo gën a ràññeeku ci lépp lu jëm wàllu écologie maanaam gàncax geek alam geek yeneen yu ni xeetoo ci tundu Afrique ba tax itam ñu daal di koy jagleel ab raaya lu ni mel itam jëriñ ji dénk wàllu càmm gi moom moo ko rek daal di daloo ci loxoom ginnaaw itam jiit bu bokk moomee ba fa bi mu ko joxee mbokki lu ni mel ay tënk la bu ngeen taaxiloo tuuti ma dikk ñu faram fàccee. jërë ngeen jëf mbokk yi ñu nuyuwaat leen ci gën gi nuyu xibaar yi ñu doore ko ak itam jàmmarloo yi nga xam ne dox na ci diggante ña yeew ca Amali ca tundu Linguère ak lu ko wër ak itam way takk der yi ginnaaw itam way takk der yi li ñuy faral di def jamono yi mi di yër ñenn ci ay defkatu ñaawteef ginnaaw patrouille boobee nag bi ñu koy def ñaari ci ay nit yoo xamante ni jàppoon nañu leen ndax itam amuñu woon loo xamante ni mënees nañ leen ràññee mu di pièce d'identité bañ leen jàppee itam seen ay wayjur demoon fa nga xam ne nag moom moo di fa dañ leen denc di brigade bu yang-yang nag ngir daal di ciy dox tànkum jàmm naka noonu itam ci la pëccuxoo bi juddu ba tax itam benn way takk der yi sax nag daal nañ ko ci rek gaañ xibaar woowee daañ ci dikkaat nu mu gën a yaatoo ak suñu ndaw la nga xam ne nag moom moo ñu teewal ca woowule diwaan ñu wéyal xibaar yi wax ci leneen loo xamante ni maa ngi leen ko doon junju di càccum jur gi nga xam ne nag moom moo sonal waa Tabarfal ñoom ñooñee nag ab village woo xamante ni ma nga nekk ca commune bu Pekes lañ leen di congu métti na askan wa la ñu jànkoonteel bari na ba tax itam jamono yi ñu daal di ficci li nga xam ne nag moom moo di seen ay bëgg-bëgg yeggee ka njiit bu réew bu Sénégal mu dikk ci ak ay dogal reportage bu Cheikh Anta Diop ak Seylatir Tabarfal di ab dëkk boo xamante ni digganteem ak Pekes toll na ci benn kilomètre askan wi yeewoo fii de nee nañ ay jafe-jafe yu metti la ñu nekk ndaxte dëkk bi amul courant càccug jur gi bari na lool. courant daal lañu bëgg fii mu ne ndax sàcc si bari na bu guddee dëkk bi dañ leen dem kërëj boo génnee mën ngaa daje sàcc nu jam la loolu daal mooy suñu tawat waaw courant bi daal fii mu ne moom dong lanu bëgg ku ñu si jàppale suñu maire nag dox na bay sonn munu si dara Jiboo Mbay wax na bay bëgg a dee munu si dara bu guddee doo nelaw waaw ndax sàcc dëkk ci sànn ndax Birame Yacine bu dëkk Birame Yacine nun ñi maam leen ci nun soxna si nee na nag ñàkkam courant gi di tax na dañuy dox kilomètre dem ba Pekes di fa chargé ci seen portable te lu jëm ci wàllu bërëb bu ñuy fajoo it amuñu ko. da ngay takk lu ab sareet ànd ak moom baa ngi ànd di daw ba dem Pekes xam nga loolu jafe-jafe la waaw jigéen ñi mucc. miti na trop wax dëgg yàlla miti na. amuñu case de santé. xale yi dañuy yenu wali di dem Pekes di wali. di dem Pekes di jëndi mburu portable bu nu ko sarcee Pekes lañ ko sarcee ji dëgg-dëgg tibaar moom sonn na moom. ngir ñu nag dégg leen ndawi tibaar yi nag góor ak jigéen nag àndoon doon dox ndànk nag ànd seeg waa gendarmerie bu Pekes jubali mairie ba ngir askan wi kilifa yi man leen a dégg. ginnaaw askanu ko Pekes ak li ko wër fonneen foo xamante ni itam ñu ngi dund ay jafe-jafe di Géejawaay ak li ko wër mu di caxatee yi nga xam ne nag ñu ngi koy def filao yi ba tax itam OSIEDA ak itam collectif aar suñu suuf taxaw temb ngi rek ñu daal di koy dakkal ña dëkkee ca Géejawaay li ñu bëgg moom moo di ñu yëraat bu baax a baax li nga xam ne moom moo di décret présidentiel bi ñu teelu reportage bu Modou Fall ak Younous Diatta.
bandi filao yi nga xamante ni boo ko dee xayma ci tolluwaay mu ngi ci téeméer ak juróom fukki hectare fu mu ne nii moom lañ teg gët ñu ne nag ab tong-tong goo xamante ni impôt ak cadastre ñoo ko amal journal Libération xam ne li ni mel loole nag neexul li nga xamante ni ñoo di askan wa jàpp ni sax li ab ndorte la rek ci ab mafia goo xamante ni dafa organisé wu. fu ñu teg suuf ñun ne dañ ciy tong-tong fu ñu teg suuf ñu ne dañ ciy am seen wàll fu ñu teg dara ñu ne dañ ciy am seen wàll tey déclassement wu bande filao ñun dañ ko bañoon ci aar suñu suuf aar suñu littoral ñu déclassé ko te ba ñuy wax lii xewagul woon ñu ne ni waa agent de waa syndicat des impôts ak waa syndicat des cadastres dañ ci am wàll mafia bu organisé moo am ci biir DGID. wàllu suuf di ndëgër laayu mbelum koom-koom goo xamante ni sax na kon caxat-caxatee ko dafay indi ay gàllankoor ci askan wi. yow nga jël benn bande boo xam ne 150 hectares la yow nga jël ci presque 30% parce que nee nga yow ne am nga ci xam-xam am nga ci sañ-sañ loolu du syndicat de la santé du syndicat de l'éducation du yeneen syndicats yi parce que suuf ñëpp ko bokk te dafa sensible tey lu cher li tax suñu dund gi cher Sénégal DGID bokk na ci. bi la yoon nag Géejawaay dina jug taxaw combat bi daañu ko xeex ba mu mat sëkk. dañuy continuer attaquer décret bi sur le plan juridique ak bépp kuréel boo xamante ne suñu xeex intéressé na la ñu ànd ak yow xeex décret bi ba président de la République acte bi mu signé mu mën si dellu ginnaaw parce que dafa ci war a dellu ginnaaw parce que engagement Sénégal jël yëpp engagement yu président de la République mës a jël jëmale ko ci alam bi jëmale ko ci environnement àndul ak décret bi mu jël nii concernant les 150 hectares sur la bande des filao de Guédiawaye. fàttali nii président de la République Macky Sall moo xaatimoon ab décret goo xamante ni dafay déclasser lii di bande filao yooyu lay boobu la décret nag yenn ci organisation yi ñaawlu ko waaye collectif bi nga xamante ni moo nekk ci Guédiawaye moom nee na dana rek génne combat bi yóbbu ko bitim réew ngir mën a am ndam. ginnaaw Géejawaay ñu wutali fa nga xam ne nag ca commune bu Diama diwaan bu Ndar Géej ak la ko wër xam ngeen ne fan yi leen ñu génn picc yi sonaloon nañ leen lool ci tool yi nga xam ne nag bayoon nañ fa ak ceeb ak yeneen yu ni xeetoo jamono yi nag jàpp leen ne dogal daal dinay jip hélicoptère agronomique bi nag ma ngay commencé di def li nga xam ne moom moo di opération ba ca diwaan bu Mbuubeen ngir rek daal di ñàkk yooyu le tool waaye tam seen i ay borom seen i ay koppar bañ a naxsaay benn yoon ñu teewlu ki nga xam ne nag moom moo fa teewaloon di directeur général bu SAED nag di Aboubacry Sow ci micro Ousseynou Diop ak Habib Seck. waaw sant yàlla d'abord bu baax parce que wax dëgg yàlla picc yi at yëpp sonal nañu nit ñi bu baax a baax daaw gis nañu yàqu-yàqu yi ñu ci def moo waraloon bi président toogee conseil des ministres mu santaane ministre agriculture jox ko milliard ne ko donc nañu wut avion bi nga xam ne Sénégal moo koy moomal boppam. donc loolu aussi wax dëgg yàlla autorités yi taxaw nañ ci def ci jéego ba nga xamee ne avion bi yaakaar naa ne ci bés yi di ñëw dana ak ci Sénégal. bon yàlla def na nag déjà fii lu tollook téeméer ak fanweer yi ak juróom fukki hectares picc yi commencé woon nañ ko yàqu man sama bopp gis naa ko wax dëgg yàlla yàqu-yàqu yi bari na mais ñu ngi ñaan yàlla na fi yem parce que lu ñu bay quand même lu bari la bay nañu 43 000 hectares mooy lu tollook juróom-ñeenti ak ñetti junni hectares ci ceeb donc yaakaar naa traitement bi nga xamee ne commencé nañ ko danañ ko def ci delta bi yëpp danañ ko yóbbu Boppador bu nekkee jar na yóbbu Matam sax ñu yóbbu ko pour li nga xamee ne vraiment tool yi nga xamee ne ñor na ñu mun ko récolter donc ci jàmm ba pare ñu mun aussi sauver campagne hivernage bi nga xamee ne ci la ñu jëm bi nga xamee ne aussi bu ci yàlla ànd bëgg nañu bay lu bare ba grève bu xiifal boo xamante ni nag ñooñ tëj loxo ci enquête bof bayat bi nag ñu ngi ko doon wéy di ko def jàppale ne ki nga xam ne moom moo di René Capin Bassène nag doon am biir yuy métti wala bokk yaram buy métti ba tax itam ñu yóbbu ko woon fa nga xam ne nag moom moo di ca infirmerie ba nag jàppale ne nag ñi nga xam ne itam ñoom la nekkandool ca kaso ba itam ñoom ci seen bopp jamono yi may wax ak yéen itam loof nañ lool ndax itam grève bu xiifal boobee nag dooroon nañ ko boobaak léegi toll na ci juróomi fan boobule xibaar itam daañ ci dikkaat ak suñu ndaw ya nga xam ne nag ñoom ñoo ñu teewal ca diwaanu Sikicoor ak itam lu ko wër. ñu wéyal leneen loo xamante ni maa ngi leen ko doon junju bi ñu door yi la jotaayu xibaar ca Ndiop bokk na ci rek commune wi gën a ràññeeku ci lépp lu jëm ci wàllu alam geek yeneen yu ni xeetoo ba ci sax gàncax gi ba tax itam ñu daal di koy jagleel ab raaya woo xamante ni mu luy lu nemmeeku lool ci tundu Afrique jëwriñ ji nga xam ne moom lañ dénk wàllu mbay nag moom moo daal di jël boobule raaya daal ki ka ko jox nag di maire bu Ndop ñoom itam di rafetlu bu baax a baax lu ni mel ñu teewlu reportage bu Abdou Diouf Diagne.
ñaar téeméer ak juróom-benn fukk ak ñaar ay projet yu jóge ci fukki réew yu nekk ci Afrique soowu jant ñoom ñi nag la jury bi daal di xool seen liggéey ci mujjantal gi Ndiop la ñu jël mu doon gox bi nga xam ne nag moo gën a écologique ci Afrique soowu jant di ab ràññeeku boo xam ne li ko waral mooy jéego yu am solo yi nga xam ne askan woowu nekk ci région bu Fatick daal di nañu koy def. ma bañ a wax ne rek maire bi moo yenu programme bi mais ma partagé ko ak population yi à travers les CVP loolu itam bokk na la nga xamante ne tax na ñu ràññee ñu ñetteel bi nag mooy que dañoo yemul dong ci mbéy dañoo def mbéy def RNA régénération naturelle assistée def reboisement def fourneau amélioré def transformation locale ak yeneen ak formation à l'éducation initiation à l'éducation environnementale donc loolu moo tax gisuñu ko woon ci beneen commune nee nañu loolu moo tax ñu tànn commune Ndiop. ngir daal di dooleel xeeti doxalin yi état bu Sénégal nag di xam ne dina leen jox ab subvention. président nee na mbéy mu sell mi daf koy def priorité beneen bi mooy ministre de l'agriculture ànd na ak nun ci journée agroécologique yi ba léegi ñu ngi ci ba tey mu d'accord ak nun ko dina génnee 10% ci budget am ngir jàppale ñi nga xamante ne bëgg nañu dundalaat seen suuf loolu nag luñ koy ñaan mooy tamit buñ koy joxe nañ ko yëg nañu xam fu mu jëm bu boobaa tamit ñu xam naka luñ koy suivre ndax xale yi ma àndal yëpp ay scientifique lañu. ENDA PRONAT di xamle ne modèle bi nga xam ne waa Ndiop ñoom ñoo ko amal nag dinañu ko tasaare ba mu dem ci communes yi nga xam ne ñoo nekk ci biir Sénégal gépp. ñu àddu ci leneen mbokk yéen a ngi fàttaliku jàmbaar jooje nga xam ne nag génnoon na àdduna ci ñaar fukki fan ak ñett foofee nga xam ne moom moo di ci ab circulation u DETSEN 10 nag daal nañ koy delloo njukkal bu baax a baax ca diwaan bu Bamako niki démb ci àjjuma ji mook ñaari fan ci weeru juillet wi nga xam ne nag moom la ñu nekk ñi def lu ni mel nag di waa MINUSMA ci teewaaye ki nga xam ne moom moo di monsieur El Gassim Wane nag di représentant spécial bu secrétaire général bu Nations Unies nekk itam chef bu mission bi jàppale ne jàmbaar jooje nag li nga xam ne moom moo di néewam ñu ngi koy xaar fii ci Ndakaaru ñeenti fan ci weeru juillet bu 16h jotee maanaam ñeenti waxtu bu ñëwee fii itam daañ ko tatagal delloo ko njukkal ci jàmbaar ji nga xam ne nag moom la doonoon buñ ci noppee daal di koy yebal fa nga xam ne nag moom moo di ca Kolda bu juróomi fan ci weeru juillet wi nga xam ne nag moom la ñu nekk ngir rek daal di koy jébbal ay wéyjuram ñu daal di koy def la nga xam ne nag moom moo ca war daañ ko jébbal boroomam fa nga xam ne moom moo di ca Daaru Samba ca Saare Yoba la nekk daañ ci dikkaat loolee itam ñu wax ci leneen mu di tournée économique bi nga xam ne nag njiit bu réew bu Sénégal boobaak léegi mi ngi koy def ci yenn ci ay région fii ci réew mi jàppaleen ne ci fukki fan ci weeru juillet yi li nga xam ne nag moom la ñu dëgmal ñu ngi koy xaar ca diwaan bu Louga mu mel ne nag ca commune bu Léona ñoom ñooñee nag xaatim nañ ci ab bataaxal la nga xam ne nag moom la ñu ko bëgg a yeggee mu di ay jafe-jafe ñu teewlu ko nga xam ne moom moo di jiit bu bokk moomeel ba di Mamadou Ba ci micro Thierno Fall. ñaar téeméer ak juróom-benn fukk ak ñaar ay projet yu jóge ci fukki réew yu nekk ci Afrique soowu jant ñoom ñi nag la jury bi daal di xool seen liggéey ci mujjantal gi Ndiop la ñu jël mu doon gox bi nga xam ne nag moo gën a écologique ci Afrique soowu jant di ab ràññeeku boo xam ne li ko waral mooy jéego yu am solo yi nga xam ne askan woowu nekk ci région bu Fatick daal di nañu koy def. ma bañ a wax ne rek maire bi. tali bi bàyyeekoo fii ci Potou wutali quai de pêche bu Niayam bokk na ci dige yi nga xamee ni président de la république digoon na ko waa commune bu Léona boobaak léegi def na ay at waaye nag ba léegi gisuñu dara moo tax ba meeru dëkk bi di ko fàttali kii di njiitu réew mi nga xamee ni si ñu ngi koy xaaru fii ci diwaanu. ñu jégalu bu baax a baax ci boobule élément du ñàkk laataa ñu yëkkati jotaay wi wala boog suñu yeneen jotaayu xibaar daañ leen ko digtal ma leen doon wax rek ne njiit bu réew bu Sénégal ñu ngi koy xaar fa nga xam ne moom moo di ca diwaan bu Louga fukki fan ci weeru juillet wi nga xam ne nag moom la ñu dëkkmal ñu dëkkee ca commune bu Léona itam ñu ngi koy xaar ak kii seen i ay bëgg-bëgg ndax itam gox boobee nag la ñu manqué bari na lool du ñàkk daañ ci dikkaat nu mu gën a yaatoo ñu àddu ci leneen. lu ñeel langue politique bi fii ci réew bu Sénégal xam ngeen ne moom Ousmane Sonko ni ki démb génnoon na amal jano ak way taskatu xibaar yi di wax ci projet bi ñeel nag bi nga xam ne moom lañ voté ci assemblée nationale mu di code pénal bi ak itam code de procédure pénale bi moom Ousmane Sonko jàpp na rek njiit bu réew bu Sénégal dañu ko déy waaye Abdoul Mbow responsable bi bu Benno Bokk Yaakaar nag daal na ci addu li mu xamle moom moo di Ousmane Sonko jamono yi nag waroon na addu ci leneen loo xamante
ni wute naag li muy àddu mu di lañ ko doon tuumal di rek sàkkook Adji Sarr ñu teewlu ay kàddoom ci micro Fat Bintou Konté. loolu mooy juste parce que nag jàpp naa ne bëgg revenir ci kanamu scène bi warul tax ngay wax loo xamante ni xam nga ne yow ci sa bopp li ngay wax amul ndax d'abord loi bi moom ëpp na 1 an ñëwul assemblée nationale ñëwul commission xamul woon sax loi bi lu ci nekk politique rek lay def ak politique politicienne ak wax loo xam ne lu dëgg même numéro 2 bi nga xamante ni mooy Birame Souleye gis ngeen vidéo bi mu def adduna bi yëpp xam ne ñii ñoom li ñu jàppee seen politique mooy sos wax lu dul dëgg ak essayer manipuler Sénégal yi. xam nga noonu naa ay Tony Blair ak Sarkozy moom je pense que il est mal inspiré xam naa ne sax boo moytuwul am na peut-être yeneen yoo xamante ni peut-être yu ñu waxul la waaye li ma mën a wax rek mooy wax dëgg yàlla fi mu toll nii ñoom jàpp nañ ne comme amatuñu lu ñu wax amuñu programme amuñu lenn lu ñu wax sénégalais yi amul dara loo xamante ni mën nañ ko reprocher président Macky Sall ñu ne léegi nañu dem wuti ay yoo xamante ni kenn xamul fu ñu ko jëlee moo tax vraiment. ñu àddu ci leneen mu ñeel wàllu njàng mi ak njàngale mi fii ci réew bu Sénégal dem ca daara yu kawe ga université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru xam ngeen ne ci weeru juin ay caxat-caxatee ñu nemmeeku woon foofee nag pëccoxoo ba tax itam jamono yi nag ñu daal di taxawal ab conseil wu discipline ñañu njortoon na ñëpp seen loxo laale woon nañ nag woolu woon nañu leen ngir rek daal di leen di déglu beneen ab collectif di ab kuréel woo xamante ni mu nga ëmb étudiants yi ñoom ñooñu nag ñëw ngir indi seen ak njàpp ndal li ñu xamle moom moo di seen i ay ñoñ naataango nga xam ne nag ñu ngi leen di topp amul dara loo xamante ni nag laale nañu ci ñu teewlu reportage bu Aminata Mbaxe Sow ak Modou Diop. ginnaaw bi ñu jullee àjjuma lañu daal di joxante rendez-vous fii ci rectorat ñëpp nag di ay étudiants ñëw jàppale seen bokk yi nga xam ni dañ leen yóbbu ci conseil de discipline. ñoom am nañ ay vidéo am na ñoo xam ne ni mën nañ leen a identifier ñu woo ñooñu mais li ñuy ñaawlu mooy que ni nga jël étudiants yëpp nga bëgg leen a wooyandoo ñu ñëwandoo. ku def ak ku deful innocent yooyu noonu la ñuy bañ ñu nekk ay victimes ci problème yoo xam ne seen yoon nekku si ëllëg ak si biir te aussi tamit li ñuy gën a ñaawlu mooy ci manière bi ñu leen wooyee parce que mënoo étudiant bi par exemple mu am problème wala nga war ko woo au niveau du conseil nga xëy ba tey jii nii ñu war laa nga war a dem conseil yow peut-être sax tu n'étais pas sur les lieux nga jot message ñu ne la woo nan la au niveau voilà du rectorat loolu beneen problème la ça veut dire que respecté wuñu étudiants yi loolu manque de respect notoire la de l'autorité par à l'endroit des étudiants parce que nit ki war nga kaa may benn marge de temps boo xamante ne soo ko convoqué moom dina am les arguments pour mën a taxaw mu défendre boppam sax au moins. ñoom ñu tuumaal leen ni dañoo bokk ci étudiants yi nga xam ni ñoo duggoon ci restaurant universitaire yi daal di tojatee lépp ginnaaw bi yenn résultat ci élection amicale yi amoon fële ci faculté des sciences juridiques et politiques. ñu ngi nekk di déplorer encore le fait que le recteur pour justement kontaanloo syndicat enseignant boobu noonu mu convoqué plus de 250 étudiants devant un conseil de discipline te ñu ci bëri daf leen nar a dàq te nag ñun ñu ngi taxaw temm ne amul benn étudiant boo xamante ne dinañ nangu ñu dàq ko te amuñu ay preuve de sa culpabilité. muy ab geste de solidarité bu ñu daal di amal ngir jàppale seen bokk étudiant loolu nag uuteeg loolu démarche ñii di waa SAES syndicat bi boot njàngalem mu kawe mi ñoom jotoon nañu sax amal ab grève ñu doon ñaawlu ngir ñu auditionné waaye tamit sanctionné étudiants yi nga xam ni seen loxo dafa duggoon ci yàqu restaurant boobule. Aminata Mbaare Sow mu mel ne nag pëccoxoo wi ñuy nemmeeku ci réew mi wala bokk jàmmaarloo yi nag ñi nga xam ne ñoom ñoo di way taskatu xibaar yi war nañ cee dox tànku jàmm naka noonu itam fexe ak dal dellu ci fii ci réew bu Sénégal ci anam bi nga xam ne nag ñu ngi koy joxe xibaar yi du samay kàddu ki ko xam ne di Dramane Aydara moom moomee nag jàpp na ñoom ci seen bopp am nañ ci ponk wu am solo dañuy teewlu ay kàddoom ci micro Abdourahmane Diallo ak Mamadou Gueye. dialogue social ak anam gi nga xam ne noonu la ñuy gérer fitna yi waaye tamit fexe ba ñu moytu ko loolu moom mooy thème atelier bi nga xam ne dañ koy jagleel lu ëpp ñaari fukki journaliste ñi def li ni mel mooy waa bureau international du travail. Nous sommes dans un monde qui est en perpétuel. jamono ji ñu toll nii dafa bëri xiiroo ak ñaayoo ak xeet gi ni mel journaliste yi nag bokk nañu ci ñi nga xam ne mën nañu dalal mbir moom ndax ñoom ñoo yor kàddu gi dañuy wax nit ñi di leen dégg moo tax ñu jàpp dañ leen war a tàggat ci li ni mel ndax loolu moom moo mën a tax ba lépp mën a dal. C'est pourquoi ils ont un rôle extrêmement important à jouer.
en matière de dialogue social. journaliste yooyu nag bokk ci kuréel gi ñu duppee réseau des journalistes en dialogue social ñu jàpp ni formation bi ci jamono juñ ko soxlaa la ñëw. benn mot rek boo ko utiliser te waroo utiliser ko ni ñu ko war a utiliser benn adverbe wala benn qualificatif rek boo ko defee ci benn compte rendu wala benn reportage mun naa gën a jaxal situation bi wala mun na ko gën a apaiser. loolu moo tax ñu ne kon heure bi ñu defee atelier bi baax na ndax dina permettre ñu gën a dooleel journalistes yi gën a yaatal seen xam-xam ci wàllu dialogue social ak prévention des conflits ba nga xam ne dinañ gën a mën a def seen liggéey nu mu waree ci jamono ji ñu toll. ndaje ñaari fan yooyu nag njiitu au conseil dialogue social moo ko daal di jiite Innocence Ntap Dieng di xamle ni waxtaan yooyu li muy jot a jur dinañ ko jëfandikoo ci anam yu gën. jërëjëf Abdourahmane Diallo ci reportage bu am solo boobee ñu àddu ci leneen jàppale ne nag ki nga xam ne moom moo di Cheikh Ahmadou Bamba Ndiaye amul lenn loo xamante ni nag wax nañ ko ci anam bu mu faate ci rek na mu génnee àddina xam ngeen ne ci rek classe bu L2C la nekkoon ginnaaw itam ab coow wala bokk waxtaan ba mu juddoo nag ci seen digganteeg yenn ci ay élèves yoo xamante ni ñu nga nekkoon ca seconde LA nag ci wàllu interclasse bi nga xam ne nag defoon nañu ko ki nga xam ne moom moo di commissaire bu police bu Parcelles Assainies nag li mu xamle moom moo di dafa génn àddina mu di mort naturelle amul loo xamante ni nag jot na ko moo xam brique ak yeneen yi mu xeetoo jàppaleen itam ñett ci ay élèves yoo xamante ni ñu nga nekkoon ci école ba mu doon jàngee nag jamono yi ñu ngi ci loxoy yoon ñu teewlu tënkali ak Omar Mbow. amul benn brique bi nga xamante ni dóor nañ ko Cheikh Ahmadou Bamba Ndiaye bi ñu sukkandikoo ci suñuy source ab xeex la woon diggante élève yu nekk ca classe première L2C ak ñi ñu doon footballeur di waa seconde LA ñëpp nag nekk ca lycée bu Parcelles ci bile xeex la Cheikh Ahmadou Bamba daal di daanu camaradam yi daal di tiit lool jël taxi ngir yóbbu ko hôpital ginnaaw bu mu defee ay waxtu ca hôpital Fann ci la Cheikh Ahmadou Bamba daal di dog waxtu yi nag 3 élèves ñoo ngi ca police bu Parcelles Assainies ndaxte dañ leen war a déglu. Omar Mbaw ñooñee nag dañ leen war a déglu waaye jàppale ne ki nga xam ne nag moom moo ca génnee àddina moom Cheikh Bamba Ndiaye nag daañ ko jébbal boromam ni ki tey jii nag ci gaaw bi ca sëkk yu Yoof ñu teewlu tënkli ak Marcel Farba Moron. fii ci HLM 3 xol yi neexul kenn mënagul gëm li jot a am mercredi foofa ca lycée Parcelles 13 biñ doon tuddee bu njëkk ba lycée Ginda Thiam ki ñuy naan Cheikh Bamba Ndiaye newoon fii élève première moo daal di ñàkk bakkanam ca hôpital Fann démb jeudi ginnaaw ba mu amee ay gaañu-gaañu yi mu jëlee ci xeex bu jotoon a am diggante ay élèves yu doon jongante ci mbiru interclasse. man damaa toog doon liggéey ñu woo ma sama yaay moo ma woo sax ne ma xanaa yëgoo li xew ma ne ko waaw lan moo xew mu ne ma dañ doon ne ma moom sëñ bi lañ ko daan wooyee ne ma sëñ bi dafa def choc te doon xeex ba ñu gaañ ko ba ambulance moo ko mujj jël ci seen école yóbbu ko noonu laa tëjee boutique bi woo sama frère yi ñu ne ma mi ngi hôpital Fann bon ma dem foofu noonu dëgg yàlla boobu laalaguñ ko fekk ko moom mi ngi tëdd moom ci boppam en personne ndeysaan maa ngi ñëw laaj ko lan moo la dal na ko sëñ bi lan moo la dal mu ne ma dama sonn fu mu toll nii waxal docteur yi ñu gaaw ndax bu ñu gaawul dinaa dee ndax sonn naa instant yi fu mu toll nii mu ne ko léegi dalal rek ñu ngi lijjanti docteur yi parce que boobu ñoom nee dañ na docteur bi ñëwagul woon léegi nag après si loolu si kaw loolu si la am benn docteur bu ñëw ne nañ ko yóbbu ñu defal ko scanner rapidement pour mun a xam lan moo ko dal daal buñ ko yóbboo defal ko scanner après ñu xamal ne résultat yi bu mu génnee ñu xamal ñu ne maanaam loos bi ci boppam moo damm ndeysaan dëgg yàlla loolu ku ne xam ne ni dafa métti ndax doomu aadama moom léppam fii la waaw dëgg yàlla ndax affaire yi bu mu du yamul foofu rek dafa jàppoon loxo yi bu mu ko dalee loxo yi dafa paralysé si saa si ak tànk yi. pour ñi ko xamoon Cheikh Bamba Ndiaye nekkoon na xale bu yaru woon lool. c'est une personne humble, modeste et très polie du wax bu duggee classe ñu ñoo koy tooñ kaf ak moom mais daal nit ku yaru la woon nit ku tey nit ku maandu surtout su dugg suñu yoonam nekk jàpp na ñàmburam jàng ñëw classe après demaat dem ñibbi kenn xamu ko ci dara du ñàkk fayda. Cheikh Bamba Ndiaye mi ngi tolloon ci fukki at ak juróom-ñaar ci samedi bi bu fukki waxtu ak benn jotee ci suba lañ koy nar a jébbal boromam foofu ca almeeru Yoff.
ñu ñaan sunu borom daal di koy àtte ci li nga xam ne nag moom moo di yërmande moom Cheikh Ahmadou Bamba Ndiaye mbokk yi maa ngi leen ko doon wax sànq ci ndorteelug xibaar yi njiit bu réew bu Sénégal lu ñeel tournée économique yi nga xam ne mi ngi koy def ci réew mi boobaak léegi ñu ngi koy xaarandi ca diwaan bu Louga fukki fan ci weeru juillet wi nga xam ne moom la ñu nekk waaye jàppale ne nag ca commune bu Léona foofee nag askan waa ñu ngi koy xaar ci ay jafe-jafe yoo xamante ni ñu ngi koy dund jamono yi nag mu daal di koy saafara. Thierno Fall ca diwaan bu Louga. tali bi bàyyeekoo fii ci Potou wutali quai de pêche bu Niayam bokk na ci dige yi nga xamee ni président de la république digoon na ko waa commune bu Léona boobaak léegi def na ay at waaye nag ba léegi gisuñu dara moo tax ba meeru dëkk bi di ko fàttali kii di njiitu réew mi nga xamee ni si ñu ngi koy xaaru fii ci diwaanu Louga. chef de l'état ci boppam jotal nañu ko ñu ne ko tali bii yaa ko digee woon ba nga fi ñëwee di ubbi quai de pêche bii yaa waxoon ne da nga liggéey tali bi nga xam te ne mooy tali 3 kilomètres Potou ak ci quai de pêche te loolu tey am na lu mu yàq ci quai de pêche am na lu mu yàq ci napp bi waaye am na lu mu yàq tam ci mbéyu culture maraîchère ndax tool yi tam gis nga sareet yi pour ñu jaar fi dem wala oto yi jaar fi dem c'est un grand problème. jafe-jafe yi nga xamee ni ba léegi ñu ngi koy nemmeeku ci mbayum soble mi bokk na tamit ci li nga xamee ni si baykatu Potou yi ñu ngi ciy séentu loxo njiitu réew mi. waaye jafe-jafe bu rëy moo ci am gis nga ba léegi soble noor bi mënagul a jeex soble nawet bi parce que ñor muy lu yéeme lu musta am loolu nag di wax président de la République mbéyum noor bi muy culture maraîchère bi mooy tax nit ñi toog ci réew mi. Mamadou Ba di maire commune bu Léona mi ngi doon àddoo ci am ndaje mu nga xamee ni rek seqoon na ko notable commune bi ak chef de village yi nga xamee ni ñoo woote woon ndaje mi ngir yeesal seen kóolute ci moom waaye itam wane seen yéene gu ñu am ngir gunge ko ci élection locale yi ñu dëgmal nga xamee ni sàkku nañ ci moom mu sampaat ndëndëm. jërëjëf Thierno Fall cant ak ngërëm ñeel la mbokk yi ñu àddu ci leneen mu ñeel wàllu tàggat yaram jàppale ne diplomatie sénégalaise ak itam comité d'organisation aux Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026 ñoom itam daal nañuy lëkkaloo ngir rek xew-xew boobee nag mën a am ci jàmm ak salaam maanaam ñu nemmee ko ci li nga xam ne moom moo di ab réussite bu ñu sukkandikoo ci président bu comité national olympique sportif sénégalais nag jàpp ne nag jamono yi njort nañ ne lépp mën naa jaar ci anam bu mucc ayib dañuy teewlu ay kàddoom ci micro Cheikh Sadbou Diarra ak Younous Diatta. Nous sommes parce que engagés au plus haut niveau par son excellence monsieur le président à vos côtés. dinañu leen gunge jàppale leen ngir rek fexe ba JOJ yi bokk ci histoire ci wàllu réussite li ñu xaatib fii dina tax ba ñu gën a fësal promotion destination Sénégal collaboration bi dinañu yokk ci wàllu koom ak caada. suñu diplomatie nag dina leen jàppale ngir yombalal promotion bi organisation bi ak réussite JOJ yi doomu Afrique yi jàpp si bokk na ci li yokk réussite bi. par une appropriation par les Africains eux-mêmes de cet événement mondial. Il s'agit avec ce partenariat de tirer le meilleur parti du réseau de missions diplomatiques. partenariat bi dina fësal visibilité événement bi def tamit promotion destination Sénégal. dina mobiliser africain yi yëpp bokk na ci tamit ñi nekk ci diaspora bi moo tax ba li ñu xaatib fii dina baax loolu ci comité organisation bi ñoo ngi rafetlu tamit choix bi ñu def ci président Macky Sall ngir mu jiite délégation Afrique ci Jeux olympiques yi mu war a yor flambeau bi fësal tamit bataaxal bu am solo ci kanamu membre CIO yi lii day wane ni rek diplomatie Sénégal mi ngi bay waaram ba mu mat sëkk te yaakaar naa ni sunu réew dina relever li ñuy wax défi organisation bi. Et ensemble nous saurons relever tous les défis. C'est une forte conviction que nous avons en partage. Cheikh Tidiane Diaw moom moo tekki kàdduk njiit bu comité national olympique sportif sénégalais ak itam jëriñ ji nga xam ne moom la ñu dénk wàllu affaires étrangères moom madame Aïssata Tall Sall mbokk yi fi la ñuy jaar daal di buural wi la jotaayu xibaar dig daje ngoon incha allah ak rédaction bu télévision Futur Média lu mooy loolee itam des leen di wéy ak programme TFM jàngeen jëf kenn dal ak jàmm.